ci wàllum diine di ci wàllum aada di ci wàllum politique nañu àndal te kenn bañ a jërë ngeen jëf mbokk yi ci toppay teelu bi baatu askan wi Walfadjri mu yemook 19h jot na ba tegal ñeenti simili ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission bi la di air de campagne nag lundi ba dimanche ñu di ko amal fii ci seen rajo Walfadjri di jaajëfal bu baax ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu sur l'ensemble du réseau synchronisé de Walf ñi ñuy seetaan aussi sur la page Facebook Walf FM 99.0 ñu di leen jaajëfal bu baax a baax dalati ci seen émission bi la di air de campagne Issa Tine ci kàddu gi Aliou Lo ci sottandikukaay gi. Walfadjri à Thiès 88.8. foofule la ñu jom fekki fa sunu naataango Ibrahima Ndiaye ma nga dans le département de Thiès ak Tivaouane ngir wax leen ci li nga xam ne moo fa jot a am ci wàllum campagne électorale bi ñu fàttali ne foofule tey ji nag tête de liste bu coalition bi la di Aar Sénégal fala bu coalition bi la di les serviteurs MPR Papa Djibril Fall fala war a nekk beneen coalition itam mu di coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom ca Thiès la ñuy jógee war a wutali diggante Pout Sébikotane Diamniadio Ngexoox Somone daal di wutali ca Saly beneen coalition itam mu di coalition bi nga xam ne moo di coalition Bokk Gis-Gis Liggéey te Papa Diop jiite ko ñoom ca Tëngéej la ñuy jëm ñàkku rap Tivaouane Pël foofu la nag fa la ñuy amal li nga xam ne moo di seeni caravane beneen coalition mu di coalition wàllu askan wi ñoom nag wàllu Sénégal ñoom tey jii nag ñi nga war a wutali ca département bu Matam jàpp Kanel war faa amal li nga xam ne rek moo di ay caravane rassemblement ak yeneen yu ni xeetool waaye askan wi jamono ji ca Louga la ñu nekk war a wutali ca diwaanu Ndar buñ ca noppee daal di jeexali ca Podor mbokk yi ñu dal ak Ibrahima Ndiaye ca Thiès Ibrahima ñoo ngi leen nuyu. maa ngi lay ziar Issa Tine. ana lan lañ mën a maa ngi lay ziar di nuyu auditeurs Walfadjri yëpp Issa. jërëjëf Ibrahima Ndiaye ana lan lañ mën a jàpp ci campagne électorale bi tey nag dugg nañ ci semaine bu mujj bi nga xam ne li ci des bëreetul naka la fa mbir yi tëddee foofulee ca département bu Thiès ak Tivaouane. waaw comme ni ma la ko waxee woon semaine bu mujj bi moom semaine bu nar a gën a fës la fii ci diwaanu Thiès gën a xumbu ci wàllu rek dem dagaane ba askan wi di rek 8 coalition yi fi nekk wala parti yi fi nekk fii ci diwaanu Thiès daanaka sax lépp ay coalition la voilà xëy na parti bi ñu woowee Bokk Gis-Gis mu ngi noonu comme ni nga ko waxee ñu ngi ci di waajal nag ñoom it seen meeting le mercredi gannaaw nag fi nga xam ne Benno Bokk Yaakaar démb comme ni nga ko waxee heure bi temb fële nga xam moom mooy Place de France wala promenade de Thiès waa fees na del ñuy xaar seen tête de liste nationale di Aminata Touré Mimi Touré moom moo doon ñëw jógee ko boori Tivaouane moom it ñu topp ko caravane bu rëy ñu ak fii ci diwaanu Thiès waaye nag guddi naa yegg si moom ba mu yëgsee rek wax na waa Thiès li nga xam ne daal moom mooy projet politique am ñoom waa coalition Benno Bokk Yaakaar li nga xam ne daal ñu jàpp ne dañoo war a woteel rek seen liste boobee ngir rek gën a dooleel njiitu réew mi ci wàllu réalisation ci projet waaye tamit fexe rek ba ñii teewal askanu Thiès ci diwaanu assemblée nationale mën a rek jotal tawatu askan wi nga xam ne moom mooy yeewoo fi ci diwaanu Thiès mu ne nag ku ne Thiès ni dëkku cheminot ci wàllu syndicalisme également dëkku bañ ba tax na daal ne daal Thiès waay bu leen kenn dugal ci yenn erreur yi nañu def le bon choix nekkul seen liste ci kaddu Aminata Touré waaye tamit mu ñaawlu rek li nga xam ne daal mu jàpp ne li ngeen leen di jiiñ mooy ñoom nañuy def xëy na promotion homosexuelle moom Aminata Touré mu jàpp ne loolu ay waxi nen la au contraire ñi koy propagandé di ko waxtaane saa su ne ñoom ñu def promotion lu ñuy woowee homosexuel ci Sénégal kon nag bu dee ba ndaw ñi di laajte luy homosexuel luy ngóor jigéen ñoom ñi ciy dëkk di wax chaque jour ñoom la ñu war a laaj ñoom kan moo leen financé kan moo leen di jàppale ñuy def promotion homosexuelle fii ci Sénégal nee na daal Macky Sall njiitu réew mi wax na ko war na frenkulaay maanaam daal lépp lu xeetoo ngóor jigéen du ko mës a am sànq njiitu réew mi mu ngi fi kon nag waa Thiès ci def attention bu leen kenn yóbbu ci erreur nañu wotal seen liste boobee di coalition Benno Bokk Yaakaar loolu nag mu ànd teg leader yu bëree fii ci diwaanu Thiès ñoom ñëpp ñu ñëw dar ko lu mel ni Yankhoba Diattara ministre docteur Amadou Ndiaye ministre lu mel ni ñoom Abdoulaye Dièye ñoom Habib Niang ñoom Siré Dia bu ma doon lim du jeex ndax Augustin Tine tête de liste départementale ñoom ñëpp ku ci nekk daal di wane sa doole def une mobilisation ci promenade de Thiès yi guerre des pancartes guerre de positionnement ku nekk di wane sa bopp
loolu nag monsieur le ministre jëlee kaddu gi tëj ko ban ci noppee nag moom génn nañu jëm rek comme ni nga ko waxee jëm ak yooyu jëm côté Mbour bi loolu aussi beneen coalition muy Aar Sénégal Thierno Alassane Sall jiite ko fekk baax fi ci diwaanu Thiès waaye tamit maa la teg beneen doomu Thiès muy juge Ibrahima Amidou Deme ñoom it ñu ngi def le tout ngir rek fexe ba créer la surprise ni ñu ko defee woon ci local yi ndax xam nga ne local yi Issa fii ci diwaanu Thiès ki nga xam ne mooy le leader Thierno Alassane Sall dafa wane résultat yu baax a baax a baax ba nga xam ne daal gëm na ni Thiès daal moom kenn du ko ci ëpp résultat yu baax au soir du 31 juillet 2022. naka noonu également Yewwi Askan Wi ñoom it bàyyiwuñu ñoom ñi nga xam ne ñoo toog ci toogu bi yor comme ni nga ko waxee xëy na coupe bi wala sax toog ci siège bi ndax ñoom ñoo gagné woon Thiès ñoom it ñu ngi def le tout pour maintenir seen résultat wala sax gën a dàbbali gën a yokk résultat yooyu ba tax na ki nga xam ne mooy kii di Birame Souleye Diop ak jàngooram ak ñeneen ñi koy jàppale ñoom it ñu ngi wër ci biir Thiès waaye tout nag ci biir Thiès nga xam ne dañ ko ñàkkoon ci élection yi ñuy romb ñu ngi def le tout pour maintenir le cap pour gagner rek pour fexe ba kenn du yàq ce résultat boobu nga xam ne dañ koo kii woon ñu sécuriser seen ñoom it ñu ngi ci waaye naka noonu également buntu bi njiitalu Ousseynou Isaac Diop ñoo nga ca di def porte à porte di dem fu nekk waaye les serviteurs également wax nga dëgg ci njiitalu Pape Djibril Fall moom it ñu ngi koy xaarandi fii ndax xam nga ne wax naa la les serviteurs MPR muy en marche pour la renaissance kii jiite parti bi di Amidou Thiaw moom fii la fekk baax ci diwaanu Thiès ba na parti yooyu yëpp ma la limal boo ci jël rek daanaka njiit la wala ki ci toftal rek fii la fekk baax ci diwaanu Thiès moo tax ñoom Thiès daal wax naa la ko fu mu nekk nii moo ne célébé yoon parti yi nga xam ne daal ñoo bokk ci jongante ñi teewal askan bi ci fële nga xam ne mooy assemblée nationale Issa Tine xam naa ne bu fekkee amoo laaj rek daanaka dama jar ramassé ni ko Thiès yi defee porte à porte proximité noonu la ko commune bu Xombol Thiénaba Touba Toul jàpp Ndiéyène Sira ñoom it noonu Ngunjaan ñoom Mbaye Dione ñoom ñëpp ñoo nga ca ndax démb sax ñu ngi gis nañ ko fi ak délégation am ci coalition Benno Bokk Yaakaar ba ci tamit zone Tassette bi Mamadou Thiaw ba ci muy njiitalu PNDL Alioune Sarr maire du transport aérien ñoom ñëpp gis nañ leen fii ci Benno Bokk Yaakaar bi waaye tamit yéen leaders yi également ci opposition bi kenn demul ñu def ku ci nekk yaa ngi def la nga man ci diwaanu zone des Niayes bi bul ko dalee Morolan ñoom it Lamine Ciss dem Kayar Diender côté boobu yëpp Daara Khoudous ba ci Mboro dem Tivaouane dem Mérina Dakar Koul ñoom ñëpp ku ci nekk yaa ngi wane sa bopp di def la nga xam ne moom nga jàpp ne boo ko defee daal le 31 juillet 2022 bu ñu nee nii rek dëgg nga ne ñu ne la wiiw nga gën élection yi saatin fi ci diwaanu Thiès ak li ko wër jërëjëf ñu di ko jaajëfal bu baax a baax Ibrahima Ndiaye ca diwaanu Thiès ñu fàttali ne Thiès ñeenti député ñoo fa war a jógee wutali ca ngombalaan gi mu di assemblée nationale ñeent ñooñu leen nag ku ci nekk ci coalition yi daanaka samp nga fa ndax Benno Bokk Yaakaar samp nañu kilé di Augustin Tine moom moo jiite seenub liste kilé di Samba Diaw jiite liste bu coalition Bokk Gis-Gis Liggéey waaye Yewwi Askan Wi Birame Souleye Diop moo jiite seenub liste Pape Mamour Thiaw jiite liste bi la di les serviteurs MPR waaye Malick Sow moo jiite liste bu coalition Naataange Askan Wi Ousmane Isaac Diop jiite liste bu coalition Buntu bi Ibrahima Amadou Deme moo jiite liste bu coalition bi la di Aar Sénégal ca Tivaouane Amadou Camara moo fa jiite Aar Sénégal googu ñu wax sànq Abibou Fall moo fa jiite liste bu coalition Buntu bi Siré Lamine Talla jiite fa liste bu coalition Naataange Askan Wi Yewwi Askan Wi Fatou Gaye moom moo fa jiite seenub liste ki la di Aymerou Ñing moo jiite liste bu coalition Benno Bokk Yaakaar Malick Diop jiite liste bu coalition bi la di Bokk Gis-Gis Liggéey dañuy wutali ca département bu Mbour fekki fa Thierno Daf Mbour googu la itam ñeenti député lañ fay xëccoo waaye tey ji am na tête de liste boo xam ne itam war na fa ñëw ndax daal dinay war a wutali ca Saly ñu teewlu Thierno Daf Thierno ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Issa di la ñaanal jàmm di ko saako ci yow di nuyu technicien yi. ñi ngi lay jaajëfal bu baax a baax Thierno Daf ana lan lañ mën a jàpp ci campagne électorale bi tey ñu daal di nekk ci 16e jour waaye nag dugg ci semaine bu mujj bi naka la fa mbir yi tëddee ca département bu Mbour. semaine bu mujj bi moom la waa Yewwi di woowee semaine décisive boobu moo tax ñoom waa Yewwi ne nañ campagne agressive lay àndal ba tax na ci suba ba léegi démb ba léegi sax lañ ko commencé buntu kër ñu ngi fay dugg. te du ñoom ñi nekk waa Mbour rek seen section bi nekk Saly tamit ñooñu ñu ngi jamono ji may wax ak yow nii ci village artisanal bu Saly Portudal war nañu aussi jaar ci plage Koulang bi nga xamante ne pratiquement c'est l'une des plages les plus fréquentées de la commune de Saly Portudal donc ñoom waa Yewwi Askan Wi fii ci diwaanu Mbour nag ñu ngi à travers 11 novembre Thiocé Dialma
su jëm tefes wala golf noonu nee nañu nag vraiment ñoom guddee lu mu guddi dinañ nekk ba nga xamante ne waxtu tëddi jot na rek ñu doog a tëddi te bu nodd yi jëkkee rek ñoom heure boobu la ñuy jóg loolu mooy ñoom waa Yewwi Askan Wi intercoalition Yewwi Wallu waa Aar Sénégal aussi ñi ngi continuer ñoom it seen porte à porte bi ñu nekkoon mais léegi nag dañ koo gën a baral dañ koo gën a dëgëral te mel na ni dañ koo gën a yaatal waa Benno Bokk Yaakaar madame Mimi Touré normalement yegseegul ci Mbour mais ñëw na campement Ngeekoox sànq bi mu ñëwee campement Ngeekoox askan wu bari moo ko dalal ak njiitalu maire wu campement Ngeekoox di monsieur Pape Songo Diouf taxaw na foofu am ay kàddu yu mu yëkkati parce que nee na réalisation ñoom yi ñu def fii yëpp ñoom askan wi xam nañ ko waaye it ñu ngi leen di bébëtal tabaxal leen foofu ci campement Ngeekoox benn centre boo xamante ne dafay jublu ci yokk xarañteef xale yi ci mbirum tourisme maire wu campement tamit nee na ko naam am na jéego yu ñuy def sax yu bëree bëri lu mel ni yoon bi lëkkalee Guéréo ak dëkk bi di Sindia te ñu nga xam ne 1960 ba léegi mënuñu woon fexe ba ñu goudronné ko léegi goudronné nañ ko waaye nag am na askan wi tam am nañu ay càkkutéef lu mel ni goudronné yoon wi jógee campement Ngeekoox jëm Tafet waaye tamit goudronné yenn mbedd yi nekk ci biir dëkk bi lu weesu loolu ñoom am nañu benn forage bu leen di may ndox mu bari mu neex te sell jamono ji waaye tamit bëgg nañu daal ñu seet lu ñu leen mën a yokkal rek ñu yokk ko moom Pape Songo Diouf nag yokk na ci ne jigéen ñi te élection locale yi passé dañoo guddee woon a wote ji parce que ay 5 heures 6 heures la ñu dem wote ji ba pratiquement heure bi ñuy yegg ñoom ñoo taxoon vote bi guddee foofu ci campement Ngeekoox bii yoon nag ñaax na jigéen ñi ne leen nañu teel a génn dem wote ji boo tarit dem toog seen kër nag xaar seen victoire ñu feccandoo ko madame Mimi Touré bi mu jógee campement Ngeekoox jëm na Somone foofu tamit war na fa def benn rassemblement mu jógee Somone nag buy ñibbi si lay jaar Saly Portudal bu jógee Saly Portudal nag ci lay wuti di Mbour nag war na amal benn meeting ci stade municipal bu Mbour mooy stade bi nekk ci digg dëkk bi jamono ji may wax ak yow ni leader yi nekk ci département Mbour bi yëpp pratiquement ñoom ñëpp ñu nga fa ci njiitalu président conseil départemental bu Mbour di monsieur Saliou Samb waaye it maire bu Mbour di monsieur Cheikh Issa Sall ñoom buñ fa jógee nag ci guddi gi nee nañu ne monsieur Pape Djibril Fall di coalition les serviteurs MPDR ñoom it dinañ fi ñëw nee nañu sax moom fii lay fanaan te bu yeewoo suba gi incha allah fii lay tàmbale waate journée de caravane am dina def ay proximité dina def ay visite de courtoisie yi waaye tamit dina def benn ay caravane fii ci diwaanu Mbour ci tënk daal Issa mën nañu wax ne loolu la ñu mën a retenir ci wàllu campagne bi fii ci diwaanu Mbour mu nekk nag comme ni nga ko waxee woon dugg nañu vraiment dans la semaine décisive di gars yi di wax ñoom ñenn ñi ñu ne c'est la semaine de tous les dangers ba tax na kenn ci ñoom bëggul may kenn te kenn bëggul toog nelaw ba yandoor ndax nee nañ ku yéex rek ñu dem bàyyi la fa Issa Tine ñu di ko jaajëfal bu baax a baax Thierno Daaf doon jokkoo ak ñun ca département bu Mbour nga xam ne nag lu tolloog ñeenti député ñoo fa war a jógee député yooyu les Robert Latil Niang moom moo fa daal di jiite liste bu coalition Bokk Gis-Gis Liggéey Mamadou Dieng jiite fa liste bu coalition bi la di les serviteurs MPR waa coalition Aar Sénégal Jean Birane Ñing moom moo jiite seenub liste Yewwi Askan Wi Mamadou Lamine Diayte moo jiite seenub liste waaye itam liste bu coalition bi la di Benno Bokk Yaakaar El Hadji Omar Youm moom moo ko jiitee dañuy jógee foofule nga xam ne nag moo di ca Mbour ñu wax leen sax beneen coalition boo xam ne jot nañu léegi seen programme de campagne ndiki tey ndax ca Parcelles Assainies Golf Sud ak Guédiawaye la ñu war a dem ñoom waa coalition bi la di Aar Sénégal kon mu des waa coalition Buntu bi ak waa coalition Naataange Askan Wi dañuy wutali ca Louga 98.3 fekki fa Omar Kayre tey ji itam am na ñu nga xam ne war nañ faa ñëw di coalition Yewwi Askan Wi waaye itam campagne bi naka la fa tëddee ca yeneen coalition ca des foofule dans la capitale du Ndiambour Omar Kayre ñoo ngi leen nuyu. maa ngi lay fay Issa Tine tey di 16e jour de campagne électorale 16e jour de campagne électorale naka la fa mbir yi tëddee foofule ca Louga Omar. ci li fi mbir yi tëddee yaa ngi koy wax sànq mu di Ousmane Sonko nag mi ngi doon di soog a départ pour génn Louga ñëw na nag ànd ak délégation bu am solo Yewwi Askan Wi ñu mën cee ràññee Déthié Fall Aïda Mbodj même Bousso ak ki nga xam ne mooy Cheikh Tidiane bi entre autres ñoom nag ñëw nañu ndax bi ñu ñëwee sax yow Issa naruñu woon a dugg si fii nga xam ne moo di à l'intérieur de la commune li naroon yow ci entrée bi rek mais foofu nag foule bi bari bu ñu bari ñu kenn bi jeunes yi imposé ne faaw mu dugg ci dëkk bi
mënu la ñàkk ci noonu nag la Ousmane Sonko daal di séddee ànd ak ñoom dugg ci dëkk bi ba ñëw ba ñuy ci ñuy wax garage Fajar mu di intersection boo am solo fii nga xam ne ci dëkk bi mu ñëwee nag Ousmane Sonko bokk na ci kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko Issa moo di dëkk bi nga xam ne fii nga xam ne ci Louga joxoñ mu ñàkk attaqué ki nga xam ne moo di Mamadou Mamour Diallo dellu si waat ci li nga xam ne moo di coowal 94 milliards yi nekk tamit ne lii war na tax rek ne ñoom ñu daal di voté indi changement yëpp ci jeunesse bi jóg teel a jóg dem voté ji wax na tamit ne Louga dëkk la boo xamante ni dafa dellu ginnaaw te li ci baax lépp dañu ko sant ki nga xam ne moo di El Hadji Djily Mbaye ndax nee na bu dul woon moom amaana Louga dina gën a doy waar xar-karamu Louga dina gën a doy waar waaye Louga tamit dina gën a dellu ginnaaw ci noonu sax la jeunesse bi nag commencé di yuuxu turu Baye Djily Mbaye mu ne nag bu dul woon moom Louga dina doy waar nee na nag looloo war nee na ak immigré yi également ndax nee na Baye Djily Mbaye li mu ci def ak immigré yi bu dul woon ñoom Louga yaakaar naa lii ñuy wax sous-développement dina ci gën a suuf bu baax a baax loolu nag moo waral mu ne jeunesse bi dañoo war a jóg ndax jeunesse bi volonté buñ ko amee rek daal di jëf rek changement day am ndax nee na ñooy représenté électorat bi une bonne partie ñoo koy représenté ba pare suñu teelee jóg ànd dem voté ji pour changement am nee na jàpp na ne changement dina am woowaale na tamit ñi nga xam ne ñoo di diaspora bi ndax ku xam Louga xam ne dëkku immigré la woowaale na diaspora bi ñoom ñëpp ne leen ñu àndandoo joxante loxo ci noonu sax am na ci ñoo xamante ni ku ci mel ni Makhtar Sylla u fa nekk wàllu Sénégal mi ngi woon ci biir délégation boobu waaye ci jamono jooju également boo muytu sax dinañ tafe mu di convoi bu Oumar Boun Khattab Sylla Benno Bokk Yaakaar moom di président mouvement valeur mi ngi doon génn di dem fële ci côté Maka Bragué ak Ndiokou Sall ñoom nag ñoom it ci tey jii ñoo ngi dugg ci dëkk bi ñoom it doon def ay proximité des porte à porte mais également di rencontrer ñi nga xam ne ñoo di population bi ndax ñoom leen intéressé tamit moo di les primo-votants moo di les frustrés moo di l'opposition ñii ñoom ci la ñuy insister pour waxtaan ak ñoom vendre leen le projet de Macky Sall mais vendre leen également les réalisations de Macky Sall bu dee Abdoulaye Diop bi nga xam ne moo nekk liste bi ñuy wax Aar Sénégal Aar Sénégal ñoom li ñu xam ne ñoom ñoo ngi continuer di dem ay proximité ñoo ngi waroon a dem Kër Momar Sarr waaye ndox mi foofu ku xam Kër Momar Sarr xam ne bu ndox mi ñëwee bëri na ci àll zone boobu doo fa mën a dugg ndax enclavement bi ba pare foofu fépp ndox mi daf koy occupé moo waraloon ñu suspendre seen activité boobu ci Kër Momar Sarr daal di nag dugg ci dëkk bi di def ay porte à porte ak des caravanes de sensibilisation Issa daal tey liñ ci mën a wax liñ ci gën a ràññee moo di présidence Ousmane Sonko ci dëkk bi wax dëgg nit ñi bëri woon nañ lool feesoon na dell bëri nag ay jeunes trop te Louga boo xoolee la plupart si bu nee mobilisation rek ci opposition bi daawul nekk lu yomb peut-être ni mu nekk Ousmane Sonko la waaye nit ñi jeunesse bi génnoon nañ bu baax mais lépp am na ci jàmm wax na discours am dem noonu ñi mi ngi jamono ji mi ngi dugal di dem Saint-Louis loolu daal lañ koy mën a jàppagul Issa Tine fii nga xam ne moo di Louga ci 16e jour campagne électorale bi. ñu di ko jaajëfal bu baax a baax Omar Kayre ca Louga googule ñu fàttali ne ñaari député ñoom ñoo fa war a jógee dans le département de Louga liste yi nag juróom benn liste ñoom ñoo fay xëccoo bokk na ci ñi nga xam ne ñoo di waa Yewwi Askan Wi Mansour Sour moo jiite seenub liste Thioro Fall jiite liste bu coalition Benno Bokk Yaakaar Bokk Gis-Gis Liggéey Oumar Gueye Mouhamadou Moustapha Seck jiite liste bu coalition Naataange Askan Wi Amadou Makhtar Dieng jiite liste bu coalition Buntu Bi Abdoulaye Diop liste bu coalition Aar Sénégal ca beneen département mu di Kébémer ki la di Dame Gaye moo fa jiite liste bu coalition Benno Bokk Yaakaar Yewwi Wàllu Sénégal ki la di Ousmane Thiam moom moo jiite seenub liste Babacar Mbaye jiite liste bu coalition Naataange Askan Wi Moustapha Diak moo jiite liste bu coalition Bokk Gis-Gis Liggéey dañuy jógee ca Louga wutali ca Linguère dans le département de Linguère ñu fàttali ne ñaari liste ñoom ñoo fay xëccoo ñaari député ya nga xam ne ñoo war a jógee ca département bu Linguère bokk na ci liste bu coalition Yewwi Askan Wi Aïssata Ba moo jiite liste boobule ki leen di Aly Ngouille Ndiaye jiite liste bu coalition Benno Bokk Yaakaar Linguère ak Doudou Thiane ñu wutali fa Doudou ñoo ngi lay nuyu allo Doudou Thiane dafa mel ni déggante bi neexul bëggoon nañoo xam lan moo fa xew dans les 19 communes du département de Linguère nga xam ne ñaari député ñoom la ñu war a am ñoom waa département bu Linguère boobule ci assemblée nationale bu fekkente ne rek Doudou Thiane yembagul ñu daal di wutali ca Tëngéej ndax Tëngéej itam campagne bi ña ngi ko fay wéyal am na beneen coalition boo xam ne fa la war a wutali ni ki tey mu di coalition Bokk Gis-Gis Liggéey seen tête de liste di Papa Diop
Aliou Lo bu fekkente ne yembagul ñu daal di wutali ca Tëngéej ak kile di Najib Sagna. Tëngéej nag ñu fàttali ne daanaka itam liste yëpp teew na fa sauf wàllu Sénégal ndax nag ñoom intercoalition la ñu demee ñu fàttali ne Omar Cissé moo fa jiite liste bu coalition Yewwi Askan Wi MPR les serviteurs ki la di Ibrahima Mbaye jiite seenub liste Ndeye Khady Faye liste bu coalition Naataange Askan Wi Aïta Ndiaye liste bu coalition Buntu bi ki la di Mamadou Samb moo jiite liste bu coalition Bokk Gis Liggéey Ndiaga Diop jiite Ndiagne Diop kon autant pour moi jiite liste bu coalition Benno Bokk Yaakaar liste bu coalition Aar Sénégal Fama Dieng moom moo ko jiite bu fekkente ne yemb na ñu daal di dem ca Tëngéej fekki fa Najib Sagna Aliou Lo wala itam bu yëmbul rek ñu wutali ca Matam ñu fàttali ne yéen a ngi suivre en direct seen émission bi la di air de campagne mën ngeen a dem sax sur la page Facebook bu Walfadjri FM mu di Walf FM 99.0 ngeen seetaani ko fa ñu fàttali ne département bu Tëngéej itam ñaari député ñoom ñoo fa war a jógee ñaari itam ñoo war a jógee ca département bu Kër Massar juróom war a jógee ci département bu Pikine ñaar war a jógee ci département bu Guédiawaye waaye juróom-ñaar mooy jógee ci département bu Dakar Aliou Lo mën ngaa woo Soli Bourama Dabo ñu xoolandi lan moo xew ca Kédougou laata ñuy diir siwaat ñun waa Gaal kii de ci jàmm ak dong lañu xam kon yàlla na yàlla doon jàmm ak sago ñu daal di jóge kon ca Tëngéej daal di wutali nag ca région bu Matam diggante Matam Ranérou Ferlo jàpp Kanel ak Amadou Issa Kane 102.4 Amadou ñoo ngi leen nuyu. ñu ngi lay fay Issa Tine. tey yemook 16e jour de campagne électorale nga xam ne sax dugg nañ ci beneen semaine bi mu di nag semaine décisive bu nga xam ne moom lañ am waaye ñu fàttali mbokki auditeurs yi ne Matam ñaari député ñoo fa war a jóge ñaar jóge ca département bu Kanel benn jóge ca Ranérou Ferlo naka la campagne bi tëddee foofu la Amadou Issa Kane. jërëjëf Issa Tine ni nga ko waxee noonu la junj nga ko sànq campagne électorale bi ñu ngi ci presque fukk ak juróomeelu bés bi. du yàgg nag bu jeex parce que instant bi sax Issa ñu ngi ci yoonu Bakel bi diggante Fajar ak dëkk bi di Haawre nga xam ne coalition wàllu moo fa nekk te ci njiital bi nag Lamine Thiam moo ko jiite ànd nag ak délégation bu takkoo takku Issa Tine mën nañu wax ne dem nañu ci commune bu Matam sànq ci suba ji dem nañu Ourossogui utali nañu tamit Kanel foofu nag waxtaan na bu baax a baax ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy askan wi Issa foofu ñu dëggee di fàttali nag wàllu ak coalition Yewwi Askan Wi intercoalition boobu ñoo ànd tey demandoo ci tournée bi Matam Kanel ak Bakel foofu nag ñi nga xamante ne ñoo ànd ak Lamine Thiam dem nañu jàlle ji ndem ci yàlla Amadou Dia ak Jojo Diallo nga xam ne ñoom ay militants ci wàllu PDS dañu bokkoon moo tax sax dàqal nañu bépp yëngu-yëngu ci wàllu politique tey jii ci commune bu Bakel ak li ko wër Bakel nga xam ne foofu diwaan bu mag a mag la nga xam ne Yewwi ak wàllu am nañ fa doole lool waaye enjeu bi tamit Issa mooy département de Matam nga xam ne foofu itam coalition Yewwi Askan Wi ak intercoalition wàllu am nañ fa doole Banta Wage moo nekk tête de liste coalition départementale ci wàllu Yewwi Askan Wi Fatmata Diallo ci wàllu jigéen ji moom moo nekk tête de liste tamit ci wàllu départemental ci wàllu Yewwi Askan Wi bu dee Bakel nag wàllu moo fa am tête de liste bi département de Matam Yewwi moo am tête de liste bi maanaam les deux titulaires ak les deux suppléants mënees nañu wax ne ñoom ñaar bu ñu boolee seeni doole dinañu am ndam xëy na ci yenn goxaan yi parce que noonu la ko candidat yi waxee foofu ca département bu Bakel kii di Marie Camara moom moo nekk titulaire
ak Abdou Karim Cissé moom itam moo nekk titulaire ci wàllu góor ñi foofu ci département bu Bakel moom Abdou Karim Cissé nag ginnaaw bi mu jëlee kàddu dafa ne rek na askan wi takku booloo bu baax a baax jéem a am ndam ci wàllu élection yi le 31 juillet prochain ñu ngi nii nag di ñibbi si Issa ci yoon bi xëy na dinañu taxaw ci Bakel fële ci Kanel ñu ngi xaar foofu am na ay militants yu fa xaar Matam tamit déclaration bi foofu la ko Lamine Thiam di defee mooy njiitalu wàllu fii ci moom moo jiite coalition bi Issa ànd nag ak ay satagay yi nga xam ne moom yàgg na ànd ak PDS ci département de Matam ak région de Matam Issa Tine lii yëpp dañ ko topp ba xam fan la wànnante di mucc ak dëkkam ci wàllu élection présidentielle bi Issa Tine ñu di ko jaajëfal 31 juillet 2022 jërëjëf ñu di ko jaajëfal bu baax a baax Amadou Issa Kane doon jokkoo ak ñun ca Matam ñu duñ fa teewlu ci 102.4 nga nuyu ñu ñuy déglu ca Wendu Bosaya jàpp gox ya nga xam ne ñoo fa nekk Dancadi Nduluma ji Ngiji Loñ ak gox ya fa nekk dans la région de Matam ñu fàttali ne ca département bu Matam Mamadou Diaw moo fa jiite liste bu coalition Benno Bokk Yaakaar Binta Wage liste bu coalition Yewwi Askan Wi Seydou Nourou Sy liste bu coalition Naataange Askan Wi Hamadi Idrissa Diop liste bu coalition Buntu bi Amadou Dia moo jiite liste bu coalition Sénégal ca Ranérou ñaari liste ñoo fa nekk Yewwi Askan Wi Samba Camara moo jiite seenub liste Aliou Demba Sow moo jiite liste bu coalition Benno Bokk Yaakaar ca Kanel Daouda Dia moo jiite liste bu coalition Benno Bokk Yaakaar Wallu Sénégal Dembe Niang moo ko jiite Aar Sénégal Sada Hamadi Sogo Amadou Amadi Al Ousseynou Daaf moo jiite liste bu coalition Buntu bi Amadou Samba Traoré moo jiite liste bu coalition bi la di Naataange Askan Wi ñu daal di wutali ca Kédougou fekki fa Soli Bourama Dabo Soli ñoo ngi lay nuyu. Issa mi ngi leen fay. tey jii moo di 16e jour de campagne électorale naka la mbir yi tëddee foofule dans le Sénégal oriental ca diggante Kédougou Saraya jàpp Salémata. waaye Issa li nga wax ne dëgg la parce que mën naa wax ne daal le dernier virage la et virage la boo xamante ne nag région yi mel ni Kédougou dafay métti trop que depuis suba nag mu ngi taw bi ay côté 14 yooyu la taw bi ba loolu kay teewul kay ñi nga xam ne ay tête de liste la ñu daal di sol seen daal dem seen meeting ba soit wala ay caravane bu ñu demee Salémata xam nga c'est un cas particulier département la boo xamante ne daal mën naa wax ne daal APR moo fay gagné depuis Macky Sall dëkk ci nguur yu ba léegi mais ren gi nag mu am changement parce que conseil départemental nga xamante ne boobu la ñu yaakaar man ñàkk nañu ko ñoom waa Benno tey nag lu ñu koy organisé moo di ne daal meeting nag dañu demoon ba commune bu Etiolo parmi dëkk yooyu daal mën naa wax ne on la ak ay barak dëkk la ñoo xamante ne ay ñi nga xamante ne nag dëkk yu rëy la te bari nañ fa ay militants waaye ren ji xam nga population bu Salémata mën naa wax ne daal seen jafe-jafe moo di ne daal nu ñuy demee ba ñuy dëkk ci frontière parc bi ñoom seen jafe-jafe yëpp ay pas ci biir parc bi la ku leen mën a jàppale ba seen tool yi nekk ci parc bi am ñu problème wala ay problème ak agent eaux et forêts yi mën a réglé doon na loo xam na doon loo xamante ne vraiment li ñu bëgg la waaye nag ñoom Benno bu ñu fa demee nag li ñu mën a jàpp moo di ne daal li ñu jot président mooy programme du président de la République maanaam quels sont les programmes yoo xamante ne président de la République mu ngi ci dafa de pare comme ça bu ñu demee ba ñu gagné élection yi ñu gën a yombal liggéey bi te ñoom waa Ebarat ak Etiolo ñoo lu ñu posé comme problème moo di ne daal programme bi nag du programme président de la République programme député la il faut ñu wax leen ñoo xamante ne wax dëgg yàlla bu ñu demee ci assemblée bi mun nañ leen défendre mais xam nga ci wàllu campagne surtout dëkk yu mel ni Salémata saa su ne da ngay dugg rek génn rek te mun naa wax ne tamit commencé parce que nelawtuñu dañuy def seen meeting ba pare bu guddee nag ñu commencé def seen porte à porte ci biir n'est-ce pas dëkk yi te tamit am na loo xamante il faut ñu téye ko moo di ne daal jot nañu ko xam nañu te ñun ñëpp ñu ngi ci mbay mi ñu ci tool yi léegi pour nga jotlee pour nga réunir sax mooy problème lan la ñuy def ay délégation la ñu yónni si suba si ñu dem gis leen ñu wax leen programme yi nii la tëddee ñu soog a ñëw mu doon loo xamante nag mun na métti na parti d'opposition mais aussi métti nañu waa Benno ñoo xamante daal ñoom ay fiable yoo xam ne dañu fa am yaakaar bu ñu demee bokk gis nag toujours ci département bu Salémata boo ko gis c'est vrai keroog wax naa leen man la ñooñu ne daal seen moyen dañu limité lan lañu jël moto la ñu jël tey nag dañu demoon ci commune bu Dakateli bokk na ci commune yoo xam ne yoo gën a désenclavé ci région Kédougou dem nañu Canku Bouro Juwol Nepen Diakha Koumafele Goumambéré Etiolo
ay Uccumbel yooyu yëpp dëkk la ñoo xamante ne presque ci frontière bi la nekk Issa xam nga dëkk yooyu pour nga mën a jógee dëkk bi dem ci beneen dëkk bi ay liyaan lañ jël pour nga mën a traversé sa mel ni pont la da ngay gis ci benn garab woo ci benn garab bu ñu ñëwee nag gars yi ne leen daal yéen waa Benno Bokk Yaakaar wala nguur gi lan la fi def ñu ne leen nguur gi dafa fi tous ñun lu ñu bëgg a moo dine daal démocratique mën a yomb fii comme affaire bi noonu la nag boo ko gis ñu profité ji nag mën leen ne en tout cas daal ñi nga xamante suñu député la depuis Macky Sall nekk ci nguur gi ba léegi fii si Salémata lan lañ fi def tous lañ def kon li ngeen mën a def moo di ne daal da ngeen xaar ba le 31 juillet ngeen jël suñu carte bi ngeen woote bu ñu jógee Salémata dem nañ ba ñëw nañu fii di Kédougou nag wàllu xam nga tête de liste nationale yi ñu fa jàlloon daanaka daal bàyyi nañ ci kenn loo xamante daal vraiment am moral mooy Moustapha Guirassy xam nga Moustapha Guirassy mun naa wax ne daal moom bokk n'est-ce pas candidat Wallu te Mamba Diakhaté yi nga xamante ne mooy seen tête de liste bi moom ak délégation bu takku ñoo dem tey fële ca Tomboronkoto fu la ne Tomboronkoto Mako la ma fa la ñaar usine bu d'exploitation minière nekk fa mais foofu tamit population pour que fa ak ne daal boo jàppee par lu mel ni Ñeminité Badon 1 Badon 2 Lempeto ay dëkk yoo xamante presque ci biir parc lañu nekk te ñooñu souvent dañu am ay problème ak eaux et forêt dañu am ay problème ak semi industriel maanaam techniciens yi nga xam ne daañuy exploiter or n'est-ce pas ñu fa exploiter or waaye li ñu soxla moo di naal li ñu wax monsieur Guirassy li ñu ko wax moo di ne daal ñu ne ko daal ñun am ñu fi jàmm parce que gars yi nangu ñu suñu tool yi non seulement nangu ñu suñu tool yi suñu jabar yi mënuñu dem tool liggéey fa ku fa dem ñu créé la problème doon na loo xamante wax dëgg yàlla su fekkente ñun dañu wote ren dañu wote koo xamante vraiment mën nañu jàppale te vraiment askan bi suñu dund bi mun a changé jërëjëf Soli mun naa wax ne daal Benno Bokk Yaakaar tamit dem nañu fa Benno Bokk Yaakaar ñoom mun naa wax ne daal département bu Kédougou nag ren ji dañu dem foo xamante ne histoire la xam nga ne Pécha bokk na ci digg yoo xamante nag fol la mun naa wax ne daal président Abdoulaye Wade lancé woon n'est-ce pas la télémédecine te xam nga bu Macky Sall ñëwee ba pare boobu dispensaire dañ ko tëjoon ñu tëj askan bi soxla trop boobu dispensaire bi ci hôpital bi puisque boobu hôpital boo fa demee da ngay fekk ay Maliens ay Guinéens ñu fa ñëw fa def faji surtout des Sénégalais Soli mais oui faaw ñu dem ca diggante Podor jàpp Saint-Louis ak Amadou Issa Kane allo voilà mi ngi noonu Soli Bourama Dabo ku ci dugg rek ñu xaw koo gàttal tuuti ndax ñu mën a dem ci yeneen département yi laata di jëkkul di ñëwaat ci seen émission bi la di bari bagage dañuy wutali ca département bu Podor ndax Podor googu la itam am na ñu nga xam ne war nañ faa ñëw mu di coalition bi la di Yewwi Askan Wi ñu wutali fa Podor ñu fàttali ne itam ñoom itam seeni liste ña nga xam ne ñoo ko jiitee liste bu coalition Wallu Sénégal ki la di Mouhamadou Ba moo ko jiite Aïssata Ousmane Ly jiite liste bu coalition Aar Sénégal Ousmane Ali Pam moo jiite liste bu coalition bi la di Bokk Gis Gis Liggéey liste bu coalition Benno Bokk Yaakaar Abdoulaye Daouda Diallo moo ko jiite ca Podor dañuy wutali ca Podor fekki fa Abou Kane bu fekkente ne yemb na Aliou Lo ñu jël ko mu wax ñu Podor googu la nga xam ne fa la nekk naka la fa mbir yi tëddee mu di campagne électorale pour les législatives yi nga xam ne di biir lay doon daanaka la ci des bëreetul Abou Kane ñoo ngi lay nuyu. allo Abou Kane. allo Issa. waaw ñoo ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay bu baax a baax. naka la fi campagne bi tëddee foofu lay ca Podor nga xam ne sax li des bëreetul ñi ngi ci fukki fan ak juróom-benn jamono ji. waaw maa ngi nuyu Issa l'ensemble des auditeurs de la rajo Walfadjri ni nga ko waxee noonu la fii nag ci diwaanu Podor luy nit ñi di gën a waxtaanee ci jamono ji te mu jëm ci campagne électorale bi. moo di ñëw fii di Ousmane Sonko maanaam waa Yewwi Askan Wi moom mi nag Ousmane Sonko ak ay ñooñam di Déthié Fall ak Maïmouna Bousso ak kii di Barthélémy Dias ñu ngi leen di xaar fii ci Podor booru 21h wante Issa mën na am nag waa Yewwi ñëw fii sax maanaam ëllëg maanaam suba mardi lu waral lool ndax waxtu bi may wax ak yéen ci ay information yu ñu jot Sonko ak ñu mu àndal ñu ngi woon booru Louga ndax xam nga ne Issa après Louga dafa war a def ay yenn étapes yi mel ni la ville de Pal Rawo Fass ak Gandon après nag il fera cap sur Saint-Louis bu jógee donc Saint-Louis Issa
Sonko ak ñu mu àndal daa war a jaar Rosso Dagana Richard Toll Bokhol donc il sera très 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 difficile pour le leader de Yewwi Askan Wi ak ñu mu àndal ñu egsi fii je dis bien d'ici ak 1h du matin voire même 3h ba 4h du matin. Donc on va suivre de près donc ce trajet donc de Yewwi Askan Wi vers le département de Podor. D'ailleurs Issa ñu nekkal fii waa Yewwi muy ñoom Ismaïla woon tête de liste départementale ak ñu mu àndal ñoom sax ñoom dañu bëgg que arrivé Sonko fii ci Podor mu doon suba ngir ñu mën a def li nga xamante ne moom mooy démonstration de force bi nga xamante ne ñu ngi koy waajal bu baax a baax pour le leader de Yewwi Askan Wi ak ñu mu àndal maanaam daal bëgg nañu wone seen démonstration à la face du monde fii ci diwaanu Podor Yewwi bëri na fi doole lool maanaam am nañ fi ay militants yu takku ci jamono ji daal Issa ñëwul Sonko fii ci département de Podor kenn xamagul ban heure lay doon donc ngeen jàppee ko noonu ñu ñëwaat nag ci li nga xamante ne moo di campagne électorale bi mu ngi wéy fii ci diwaan bi ndax la grande coalition wàllu Sénégal ci njiitu Mbacké Ba nekkoon maire adjoint de la commune de Galoya nekk tey tête de liste départementale de wàllu ñu ngi amal ay caravane daanaka fépp ci communes yi mbooloo bu takku nag ànd ak kii ni Mbacké Ba mooy tête de liste départementale bu wàllu ànd ak Ablaye Racine Kane nekkoon directeur cabinet bu Karim Wade ànd ak ci jamono ji kii di Aline Diop nekk maire de Bodé nekkoon itam directeur de cabinet politique de maître Ablaye Wade ñoom ñëpp doon tey leader de cette grande coalition wàllu Sénégal waa ak Sénégal itam Issa kenn demul ñu def ndax ñu ngi wéyal ñu ngi occupé aussi le terrain avec des visites de proximité te ki nga xamante ne moom mooy Aïssatou Ousmane Ly Ibrahima Malick Sy ak Elimane Racine Kane doon tey leaderu Aar Askan Wi ngir jeexal rek Issa waa dana ko yaakaar ci njiitu Boubou Diallo nekk mandataire de la coalition Benno Bokk Yaakaar dans la commune de Bokk Diallo bi ñu ngi woon ni démb ci allo Abou Kane mi ngi noonu dafa dagg moom Abou Kane mi ngi doon wax ci coalition Benno Bokk Yaakaar nga xam ne Abdoulaye Daouda Diallo moo ko jiite Mouhamadou Ba moo jiite coalition wàllu Sénégal ki la di Aïssata Ousmane Ly jiite coalition bi la di Aar Sénégal Ousmane Ali Pam moo jiite liste bu coalition bi nga xam ne moo di la coalition Bokk Gis-Gis Liggéey ñu daal di wutali ca beneen dëkk mu di diggante Dagana ak Saint-Louis du Sénégal ñu xooli lan moo fa xew ci campagne électorale bi tey ji yemoo ak 16e jour de campagne électorale ak Gabriel Barbier mu wax ñu moom itam foofu la nga xam ne fa la nekk di Ndar lan moo fa xew ñu fàttali ne Ndar ñaari député ñoo fa war a jóge ñaari député itam war a jóge ca beneen département mu di département bu Dagana ca Ndar géej la ñuy jom fekki fa Gabriel Barbier Gabriel ñoo ngi lay nuyu. ñu ngi la fay Issa fii ci diwaanu Ndar bi nga xam ni mooy ni këtti ni jonn moom mooy Ousmane Sonko bi nga xam ni moom mooy te bon mu ngi ci moom ci leader la ci Yewwi donc wàllu moom mooy ñëw ci diwaanu Ndar askan wi nag lu takku ci ñoom pare nañu sol seeni surtout Pastef n'est-ce pas pour mën a rek gàttandu ko ci suba la ñu waxoon ci lay ñëw sax après ci ngoon si daal lanu nag gis mouvement de foule pour dem fële ci entrée wu Saint-Louis ci noonu itam ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci liste Benno Bokk Yaakaar ñoom it ñoo ngi gis léeg-léeg ci ay koñ lu mel ne rue de Paris ak booru Balafoss wax nañ fa itam li nga xam ni mooy mobilisation yu ndaw pour daal li nga xam ni moom mooy militants yi ñu toog foofu xam naa ni pour mën a daal waxtaan le temps que leaderu Sonko bi di ñëw si Ndar programme am leaderu Pastef bi di ñëw si Ndar muy Ousmane Sonko programme am moom mooy daal caravane à travers les grandes artères wax nga ko léegi booru Waalo itam ñoo ngi koy xaar Ross Béthio Richard Toll ak Dagana donc loolu daal moom moo fës ci région bi tey jii ci campagne bi.
jërëjëf ñu di ko jaajëfal bu baax a baax Gabriel Barbier ca diwaanu Ndar googule ñu fàttali ne Babacar Mbaye moo fa jiite liste bu coalition Yewwi Askan Wi Amadou Mansour Faye jiite fa liste bu coalition Benno Bokk Yaakaar Ousmane Wade liste bu coalition Bokk Gis Gis Liggéey Moussa Diop liste bu coalition Aar Sénégal Doucé Fall jiite liste bu coalition Buntu bi Cheikh Diop liste bu coalition Naataange Askan Wi ca département bu Dagana itam ñu fàttali ne foofule ñeenti liste itam ñoo fay xëccoo ñaari député ya fa war a jógee ki lee di Sayar Ndaw moo fa jiite liste bu coalition Bokk Gis Gis Liggéey Mor Fatou Seck jiite fa liste bu coalition bi nga xam ne moo di coalition Buntu bi liste bu coalition Benno Bokk Yaakaar Amadou Mame Diop moo ko jiite Aïssata Sy jiite liste bu coalition Yewwi Askan Wi bu ñu jógee ca Ndar ñu wutali ca Sédhiou ak Lamine Bayo mu wax ñu moom itam lan moo xew diggante Bunkiling jàpp Sédhiou ba Goudomp nga xam ne nag campagne électorale ba itam ña ngi ko fay wéyal ndax dégg ngeen ko sax fan yëpp ni nga ko doon waxee ñu fàttali leen ne ñaari député ñoo war a jógee dans le département de Goudomp ñaari député itam jógee ca département bu Sédhiou yeneen ñaari député ñoo war a jógee ca département bu Bunkiling muy juróom benni député yoo xam ne moom la région bu Sédhiou war a am dañ fay wutali ak Lamine Bayo Lamine ñoo ngi leen nuyu. waaw maa ngi lay fay Issa. ana lan lañ mën a jàpp ci campagne électorale bi tey di 16e jour de campagne électorale foofule dans le département de Sédhiou Bunkiling ak Goudomp. waaw ni nga ko waxee rek tey mooy 16e jour bi li ñu ci mën a tey mooy ni que coalition yi muy coalition opposition wala coalition Benno Bokk Yaakaar ku ci nekku ne mu ngi ba léegi wutandi li nga xamante ni ñu leen mën a sàndil ay carte ci kaw loolu ñu door ci coalition Benno Bokk Yaakaar te coalition Benno Bokk Yaakaar te ci commune Sédhiou ñoom dañu am rencontre ak délégué de quartier yi ñoom la ñuy sottandi xalaat boole ci tamit nee na dañuy def benn temps d'antenne au niveau des différentes radios mën a waxtaan ak askan wi ci département bi ki ko jiite mooy docteur Annette Seck moom tey jii mu ngi def li nga xamante ni benn caravane dans la commune de Bemme def fa benn meeting moom tey jii loolu lay def te parce que bu suñu xamee tamit docteur Annette Seck moom Marsassoum la bàyyeeku donc ci zone même zone boobu la lay def te lay la am ay yëngu-yëngu te tamit fa lay def benn meeting suñu jógee ci coalition Benno Bokk Yaakaar bu Sédhiou ñu dem bu ci Bunkiling bi bu Bunkiling ñoom tey jii dañuy def benn meeting ci dëkk bu ñu ne Médina Wandifa élection boobu seen député ba léegi ñu bamtuwaat ko rek mooy Omar Savané Cissé ak Khadijatou Ndiol ñu ko jiite ñi jiite mbir yi mooy le président du conseil départemental de Mohamed Diété ñoom tey ji benn meeting boobu la ñuy def foofu ci dëkk bu ñu ne Médina Wandifa suñ demee Goudomp ñoom démb lañ yeggoon si seen cappaandaw mooy maanaam caravane départemental bu ñu doon def tey ji moom ñu ngi ci biir commune Goudomp tey dañu am benn sottandi xalaat wala benn waxtaan ak ñi nga xamante ne ñooy délégué quartier ak tamit ñi nga xamante ne ñooy leaders yi wala chef religieux yi mais suñ jógee ci loolu nee nañ ne naa commune bu ne dina jéem a def ay meeting ñoom tey Goudomp loolu lañ fa mën a téye donc coalition Benno Bokk Yaakaar ci région Sédhiou lii lañ jot a def mooy seen activités yi suñ jógee ci ñoom ñu ñëw ci waa Yewwi Askan Wi bu Bunkiling ñoom Yewwi Askan Wi bu Bunkiling ñoom dañu am benn caravane bu ñuy def ci dëkk bi commune bu ñu ne Jamalakeel suñu paree foofu dañu fay def benn meeting Yewwi Askan Wi bu Bunkiling war ngeen xam ni que ñi diriger liste bi mooy Lamine Faty le maire de Bunkiling ak benn jigéen bu ñu ne Khady Guèye suñ jógee ci Yewwi Askan Wi bu Bunkiling ñu ñëw ci Yewwi Askan Wi bu Goudomp ñoom tey jii dañu am caravane bu ñuy def ci dëkk bu ñu ne Dioudoubou Banguère ak Tanaf ñoom tey jii caravane la ñuy def. mais Lamine caravane bi Lamine Bayo oui ñu fàttali ne ca Bunkiling ci liste bu wàllu ci la ñu demee aussi. waaw liste wàllu bi waaw liste wàllu c'est à préciser parce que wàllu ñoom ñoo fay dem ca Bunkiling. waaw wàllu benn candidat bi wàllu la benn candidat bi Yewwi Askan Wi. voilà mais couleur wàllu la ñuy demee. waaw liste wàllu bi la ñuy demee effectivement. voilà ñu daal di wutali ca Goudomp kon ak Chérif Ahmed Diko. voilà donc voilà Goudomp très bien Yewwi Askan Wi Chérif Ahmed Diko moo fa nekk ak tamit benn soxna bu nekk Tanaf kii Dabo donc ñoom it aussi suñ jógee foofu ñu dem ci département Sédhiou ku fa nekk xam nañ ko mooy Ayib Daffé waxoon naa ko papam nekkoon na maire nekkoon ancien ministre ñoom tey jii dañuy def benn caravane Sakar Kousi Diendé waaye def benn meeting ci dëkk bu ñu ne ci benn quartier Sédhiou bu ñu ne Sandassou ñoom tey jii loolu mooy nekk seen programme suñ jógee ci Yewwi Askan Wi ñëw ci bokku gis-gis ñoom tey jii ñu ngi bu Goudomp ñoom tey jii dañ nekk caravane ci benn commune bu ñu ne commune Yalan dafa am ñaari pàcc zone A ak zone B
zone B bi ñoom tey ji fa la ñuy def benn caravane ci 23 villages yooyu nee nañ foog waxtaan ak askan wi parce que commune bi dafa yaatu te mu am ay frontières partout frontière Guinée-Bissau doon tax na pour mën a pale ci dëkk bu dina metti ñoom tey ji fa la ñu nekk donc Aar Sénégal ki ko jiite di Yankuba Dramé moom mu ngi ci goxwaane ñi ne Burongoon Sonkokunda Dandoon ak Marsassoum Santo donc ni nga ko waxee Issa que pour gën a leeral mbir mi war nañ xam ne que tey jii ci commune Bounkiling boobu ki ko dirigé di Lamine Fati moom kese jamono ji moom mooy maire bi nga xamante ni ci bannière parti libéral la demee mu gagné commune ba léegi kenn gagné ko ci commune Bounkiling jooju mu doon commune bu am solo te ni nga ko waxee ci bannière wàllu lañ demee. jërëjëf ñu di ko jaajëfal bu baax a baax kile di Lamine Bayo doon ñu woowee ca Sédhiou daanaka sax wax na leen tête de liste ya nga xam ne ñoo fay xëccoo foofule ca diwaanu Sédhiou mu di 3 départements yoo xam ne ñoo fa nekk ku ci nekk war a indi lu tollook 3 députés dañuy dem fu ko soriwul dara mu di dans la région de Kolda fekki fa Bilo Diallo Kolda itam ñu fàttali ne ca département bu Vélingara ñaari député ñoo fa war a jóge ñaar jóge ca Médina Yoro Fula yeneen ñaar jóge ca département bu Kolda mu di kon juróom benni député yoo xam ne moom la région bu Kolda war a am bu fekkente ne yemb na ñu jël ko moom Bilo Diallo mu wax ñu naka la mbir yi tëddee foofu la ca Kolda Bilo ñoo ngi lay nuyu di nuyu ñi nga xam ne ñoo ñuy teewlu ca Fuladu. waaw maa ngi lay fay Issa Tine en tout cas di nuyu képp ku jàpp Walfadjri. ana naka la campagne bi tëddee foofu la dans le Fuladu diggante Kolda Médina Yoro Fula ba Vélingara tey yemook 16e jour de campagne électorale. waaw ni nga ko waxee noonu la ñu ngi ci 16e journée de campagne électorale fii ci Fuladu te campagne bi di continuer di wéy tey dañuy tàmbale ci coalition Benno Bokk Yaakaar fii ci Kolda tey ñoom caravane lañ def fii ci centre ville bi jóge fa dem nag ci quartier bu ñu naan Bandagel bu ñu fa jógee dañuy dem Saare Moussa mujjee ci usine Coton cité régional bu ñu fa jógee nag dañuy ñëw def benn meeting bu mag fële ci benn quartier bu ñu naan Bandagel foofu nga xam ne ci militant ñu ngi toog di leen xaar bu ñu def seen meeting bi ci école élémentaire bu na Amadou Michel Diop bu ñu fa jógee nag dañuy wax allo Bilo waaw waaw tey dañ dem sur le terrain ñoom dañoo dem seeti ñu ñaan en tout cas tëgg yi mooy forgeron yi tey si ñoom lañ nekkoon di waxtaan ak jógee dañoo dem marché central bu Kolda di waxtaan ak commerçant yi après bu ñu fa jógee dañoo dem ci Saare Moussa quartier bu ñu naan Saare Moussa def ko porte à porte donc nag ñoom bu ñu fa jógee nee nañ tey ci ngoon gi dañuy rencontrer la fédération des personnes en situation handicap ci ngoon gi nag foofu lañ koy dem ci quartier bu ñu naan ci la nga xam ne ñoom seen siège foofu lañ nekk te Aar Sénégal foofu lay dem bu ci kanamee heure bi nag mooy wax nii ñu ngi foofu instant bi l'intercoalition Yewwi Askan Wi donc ñoom ñu ngi ci tourné dans la commune de Kolda mais pour annoncer l'arrivée de Ousmane Sonko mais ñun fii instant bi foo dem ci koñ yi ak foo mënta dugg nag ci quartier yi ci kër yi ci mbedd yi partout foo mënta dem ñu ngi waxtaan ci arrivée Sonko comme si c'est un roi qui arrive dans le Fuladu mais ni may déggee sànq nag ñu may naan muy ci côté Saint-Louis yaakaar ma suba mu yegg bi dama yaakaar ni parce que moom sax Sonko déglu naa ko sànq muy naan damay dem Dakar suba mu fa jógee ma dem doog a dem fële ci Casamance donc ñu ngi koy wax fii si suba ci Kolda mais yaakaar mu yegg fii ci Kolda suba la coalition Benno Bokk Gis-Gis fii ci ñoom tam ñu ngi ci Colobane Bokk Gis-Gis liggéey Bilo donc Bokk Gis-Gis liggéey damay bañ gars yi Pape Diop yi fekk ñu fii damay bañ professeur Sow jàpp ñu di ñu ay problème c'est ça Bokk Gis-Gis liggéey waaw Bokk Gis-Gis liggéey donc ñoom tam ñu ngi ci caravane ci commune bu Kolda ak visite de proximité dans les différents quartiers de la commune de Kolda la coalition Buntu bi idem ñoom ñu ngi ci quartier bu ñu naan quartier Doumassou bu ñu fa jógee dañuy dem ci quartier bu ñu naan Plateau bu ñu demee ci côté bële ci Vélingara Aar Sénégal ñoom ñu ngi joomi commune dans la commune de Linkering bu ñu fa jógee sànq rek daa waxtaan ak seen bopp leen tête de liste au niveau du département nee na bu ñu jógee foofu dañuy dem ci Bonkonto bi dina ko nag mu jëpp Bonkonto bu ñu fa jógee nag dañuy dem benn meeting dans la commune de Linkering la coalition Bokk Gis-Gis liggéey ñoom ñu ngi ci caravane dans la commune de Wassoulou Fakour et Farumba bu ñu mujjee nag dañuy dem ci coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom ñu ngi ci porte à porte dans la commune de Sinthiou suivi d'un meeting et en tout cas bu ñu fa jógee dañuy dem ci dans la commune de Diaobé Kabendou dañ koy mujjee de benn meeting bu mag tey ci côté Diaobé l'intercoalition wàllu ñoom nag ñu ngi ci caravane ñoom aussi dans la commune de Fori Sallé nee nañ ñoom dañ koy def porte à porte waxtaan ak population et présenter seen programme yi bu ñu demee ci côté fële ci Médina Yoro Fula foofu la coalition Benno Bokk Gis-Gis liggéey ñoom nag ñu ngi ci caravane et visite de proximité dans les communes de Bignarabé et de Fafakuru la coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom tam ñu ngi def lu mel noonu mooy maanaam dem ci visiter population waxtaan ak ñoom présenter seen programme mais ñoom ñu ngi ci commune de Badione et dans les villages environnants et l'intercoalition wàllu la caravane est dans les communes de Niamey et de Dinguiraye
voilà mi ngi noonu dégg ngeen ko Bilo Diallo defal na leen en résumé le tour de Kolda mu di une région boo xam ne yaatu na ndax juróom-benn député moom la ñu war a am bu ñu fa jógee ñu daal di wutali ca Ziguinchor fu ko soriwul dala waaye ñu fàttali leen ne ca Vélingara ki di Bachir Fofana moo fa jiite Aar Sénégal la coalition Yewwi Askan Wi Abdoul Aziz Sabali moom moo jiite seen liste boobule Benno Bokk Yaakaar Mamadou Wuri Baylo Diallo coalition Bokk Gis-Gis Liggéey Njéegi Balde moom moo leen jiite bu fekkente ne yemb na ñu wutali ca Ziguinchor fekki fa Amady Khalilou Diémé Amady ñoo ngi leen nuyu. waaw ñu ngi lay fay Issa Tine di nuyu ñëpp ñu teewul waxtu ji Walfadjri leeru jamono. ñu di la jaajëfal bu baax a baax ak ñi nga xam ne ñoo ñuy teewlu ci la fréquence 102.4 ca Ziguinchor lan lañ mën a jàpp tey ci 16e jour de campagne électorale pour les législatives. waaw Issa Tine campagne baa ngi wéy daanaka si dernière semaine bi nga xam ne moom lañ tàmbalee tey jii gis nañu ni yëf yi ñu ngi gën a di monter en puissance si coalition yëpp daanaka ñi nga xam ne ñu ngi am présence fii si région bu Ziguinchor tey dinañ dooree foofu si Oussouye fi nga xam ne donc coalition yi dañoo profité aussi li nga xam ne loolu mooy cérémonie initiatique mooy cérémonie ñuy tuddee Bukut si Joola yi nga xam ne am na si diwaan yu bëri si département boobu si Diakène Wolof si Wendaay Île bi nekk si département boobu ak yeneen bërëb donc coalition yi dañoo jël mettre à profit justement activité culturelle yooyu pour dem fekk fa nit ñi daal di wéccoo waxtaan ak ñoom si li nga xam ne loolu mooy opération de charme yi foofu si aussi amul benn coalition bi nga xam ne def na gannaaw donc profité nañu si activité am yooyu pour dem waxtaan ak population yi taxul tamit ñu bàyyi terrain bi bàyyi visite de proximité yi tamit réunion publique d'information yi ñu ngi gën a di bëri foofu si département boobu daanaka semaine bi daal à partir de lundi bi dinañu vivre li nga xam ne loolu mooy ambiance bu dëkku si li nga xam ne loolu mooy campagne électorale bi fii si Ziguinchor li ma la ko waxee démb Issa ténor yu Benno Bokk Yaakaar ñu mel ni Doudou Ka yu mel ni Abdoulaye Baldé Benoît Sambou Ibrahima Mendy ak ñeneen ñoom ñëpp ñu ngi wàcc si terrain bi tamit si li nga xam ne loolu mooy proximité tey jii Boutoupa Camaracounda la ñu dem daal di daje ak ay ndaw foofu waxtaan ak ñoom donc pour mun leen convaincre pour rek ñu def confiance yi nga xam ne loolu mooy liste donc service Benno Bokk Yaakaar ki nga xam ne moom mooy Doudou Ka démb dafa deewoon invité si benn rajo de la place daal di yëkkati fa ay kaddu naan rek tey jii mun nañu gëm ñoom ni remontada daanaka reconquête bu Ziguinchor possible loolu la Doudou Ka yëkkati loolu taxul rek ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Yewwi Askan Wi croiser les bras gis nañu ci ay images ci réseaux sociaux yi kooku di Guy Marius Sagna ànd ak ay jeunes yu bëree bëri gaa jubilé gannaaw bu ñu jógee ci ay opération yu proximité donc wane rek ñoom seen contenté wane seen engagement wane seen confiance ci li nga xam ne loolu la ñuy xaarandi ci dimanche bi le 31 juillet donc yeneen coalition yi ñu mel ni Aar Sénégal ñoom dañoo def ay déclaration pour tontu ki nga xam ne moom Ousmane Sonko ci lu mu wax rek ci yëkkati naan à part Yewwi Askan Wi yeneen coalition yi sont sous la solde yu Macky Sall daanaka ay coalition la yi nga xam ne Macky Sall moo leen financé pour ñu mën a bokk ci élection yi loolu tax na ñu ci gën a bëri daan ñaawlu wax yooyu naan loolu du dëgg benn yoon donc loolu mën nañu ko jàpp ci réaction ci waa Aar Sénégal ak yeneen yi nga xam ne bokk gis-gis ak ñeneen ñi fële ci Bignona daanaka yëf yi foofu la gën a xumbee donc soo jëlee ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Yewwi Askan Wi démb ñu demoon ci diwaan bu ñu duppee Bloup diwaan boobu la dëkk bi nga xam ne foofu la papu kooku di Ousmane Sonko bàyyeeko dëkk Bessir ci diwaan boobu la nekk Bloup ñu def fa benn rencontre bu am solo bari loolu ay nit mu doon li nga xam ne tax na ñoom ñu gën a am confiance parce que luñ fa dégg luñ fa jël comme engagement ak promesse doon na li nga xam ne donc daf leen rassurer comme li nga xam ne loolu le président conseil départemental bu Bignona Yankoba Diémé yëkkati si kaddu kooku nga xam ne oo nañ ko pour xam rek naka la foofu demee nga xam ne foofu mooy seen diwaan ñu xamal ñu ni suba nañu am benn rencontre bu am doole noonu foofu si diwaanu foo ñi nekk si ville bu Djibidione nekk si booru frontière bi ak Gambie foofu la ñuy daje ak population yi daal di waxtaan ci li nga xam ne loolu mooy élection yi waa Benno Bokk Yaakaar lu mel noonu tamit ñu ngi continuer dem ba ñu ngi yoon ci Guignac ak ki jiit liste bi kooku di Ansoumana Sané nekk en même temps maire bu commune bu Sindian ñoom tamit ñu ngi continuer di def seen activité ak yaakaar
démb bu ñu dégloo kaddu yu dugukaay nee na moom ñëw na comme un missionnaire dina dugg ci diwaan yi yëpp dëkkaan yi yëpp pour soutenir waa Ziguinchor soutenir waa Oussouye soutenir waa donc Bignona ci élection yi nga xam ne yooyu la ñuy engagé ñoom ñëpp donc le 31 juillet la ñuy xaarandi wante d'ici loolu waa Yewwi Askan Wi ñoom tamit ñu ngi préparé seen ñëwum leader ki nga xam ne moom mooy maire bu Ziguinchor kooku di Ousmane Sonko dina def diwaan yu bëri Thionck Essyl Djinaki Diouloulou Kafountine Cap Skirring Oussouye Adéane Niaguis Boutoupa Camaracounda Mpaak foofu yëpp dina fa dem ci ay caravane loolu ñu koy préparé bu baax nee nañu ñoom fa la ñu wone seen doole gannaaw balaa ñuy dugg ci li nga xam ne loolu élection yi Issa suñu résumé rek mooy ambiance bi daal mi ngi continuer di yéeg mi ngi commencé di yéeg ci dernière semaine bi ci Ziguinchor fi nga xam ne ñi ngi xaaraan di activités yi nga xam ne dina jéggi daayoo ci campagne électorale bi. ñu di ko jaajëfal bu baax a baax nga nuyul ñu ña nga xam ne ñoo ñuy teewlu ca Adéane jàpp Témento dañ fay jóge wutali ca Mbacké xool yi Mamadou Matar Sarr waaye ñu fàttali leen ne ca Ziguinchor ki la di Fatoumata Dramé moo fa jiite liste bu Aar Sénégal Idrissa Sadio liste bu coalition Buntu bi Babacar Diall moo jiite liste bu coalition bi la di bokk gis-gis liggéey Guy Marius Sagna liste bu coalition Yewwi Askan Wi Victorine Ankédiche Ndeye moo jiite liste bu coalition Benno Bokk Yaakaar ca Bignona Soumana Sagna moo jiite seen liste boobu la ñoom waa Benno Bokk Yaakaar Bakary Diédhiou jiite liste bu coalition Yewwi Askan Wi Abi Sané liste bu coalition Bokk Gis-Gis Liggéey ki la di Ismaïla Badji liste bu coalition Buntu bi Ousmane Diatta liste bu coalition Aar Sénégal waa coalition Naataangué Askan Wi ca Oussouye Marie Angèle Sambou moo jiite seenub liste Christian Diédhiou jiite liste bu coalition Buntu bi liste bu coalition Yewwi Askan Wi Alphonse Mané Sambou moo ko jiite Aimé Assine moo jiite liste bu coalition Benno Bokk Yaakaar ñu daal di wutali ca département bu Mbacké fekki fa Mamadou Matar Sarr Mamadou ñoo ngi leen nuyu. maa ngi lay fay Issa. ñu ngi lay jaajëfal bu baax. ñu ngi lay jaajëfal Mamadou Matar Sarr tey jii nag ñu ngi ci 16e jour de campagne électorale ñu nekk sax ci ayu bés bu mujj bi naka la mbir yi demee foofu lay ca Touba Mbacké. waaw comme d'habitude rek Issa fi mu nekk nii moom gars yi ñu ngi def ay tractation daanaka tey moom boo xoolee ndaje yu bëri amul bu weesoo que ni waa Yewwi ñoom ak wàllu ñu ngi côté Bofel ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa parti waa Benno Bokk Yaakaar ñu ngi amal ay visite de proximité moom Serigne Gallas Kaltom Mbacké ak ñi nga xam ne moom mooy Serigne Cheikh Abdou Bali Mbacké ak Serigne Bara Gueye moom ñi nga xam ne ñoom ñooy tête de liste yi ñu ngi amal ay émission ay waxtaan Pape Diop nag maire bu Pape Diop mi nekkoon maire Dakar nekk aussi tête de liste Bokk Gis-Gis Liggéey wax nañu ne si lay tëjee campagne am aljuma donc suba ñu ngi xaarandi Bougane Gueye Dany mi war a ñëw soutenir ñi nga xam ne ñoo di waa wàllu Sénégal donc en résumé daal daanaka pour bañ a guddal tey moom dara amul lu bari bu weesoo nag inondation yi ak Issa dëkk bi fépp fees ñaari Kafteer Guy Mbind fépp fees na nit ñi mer nañ lool donc loolu daal il faut état bi gën ci taxaw jàppal leen ba fi may wax ak yow nii armée li bàq yi am na benn côté boo xam ne miir bi dafa daanu te booy dugg bàq ya daanaka ñi nga xam ne ñooy gunge si ñi wàññeeku ci këru dëgg gi ñi ci bëri pour ñu dugg jafe-jafe la ba démb rek wax nañu ne am na benn oto ak baaxum mi nga xam ne moo yore armée yi wax nañu ne am na benn oto boo xam ne daanaka dafa ngiroo pour ñu génn ko fa problème la woon ci ñi nga xam ne ñu ngi leen di denc si donc bàq ya moom warul di inondé sapeur ñëw nañ fa pour ngàcc ndox mi amuñ fu ñu ko def Touba fépp fees xam naa loolu moo gën a tax découragé gën a perturbé campagne bi en résumé daal loolu la ñu fi nemmeeku ci dëkk bu sell bii di Touba Issa ñu xaarandi itam ca dibéer ji mbir ji nag ba du tëdde noonu itam ndax gis nañ taw yi di wàcc fan yi inondation yeeg yeneen yu ni xetool ba du laalaale élection législative yi tontu lii dinañ ko am ni ki dibéer ji ñu dëkkmal ñu fàttali ne ca Bambey ñaari député ñoo fa war a jógee ca département bu Diourbel ñaari député ca Mbacké nag ñu fàttali ne juróomi député ñoo fa war a jógee député yaa nga xam ne nag ña nga xam ne ñooy xëccoo ca liste yi bokk na ci liste bu coalition wàllu Sénégal Cheikh Abdou Mbacké jiite ko liste bu coalition Benno Bokk Yaakaar El Hadji Fallilou Mbacké Serigne Mbaye Niang moo jiite liste bu coalition Bokk Gis-Gis Liggéey Babacar Mbaye liste bu coalition les serviteurs MPR Ndéna Gueye liste bu Naataangué Askan Wi coalition Buntu bi Serigne Mbacké Sylla coalition Aar Sénégal Cheikhouna Ahmadou Bousso moom moo jiite seenub liste
ca Diourbel Malick Fall moo jiite liste bu coalition Benno Bokk Yaakaar bu coalition wàllu kile di Abdou Khadim Gueye moo ko jiite Aar Sénégal Cheikh Gadiaga jiite ko El Hadj Ndiaye jiite liste bu coalition buntu bi Ibrahima Gaye naataange askan wi Pape Thiam moo fa jiite liste bu coalition les serviteurs MPR Bokk Gis-Gis Liggéey Semu Ngom moom moo jiite seenub liste laata ñuy wutali ca Bambey ñu daal di dem ca Kaolack fekki fa Alxasan Ba bu fekkente ne Alxasan yembul itam ñu daal di jëli ji kile di Badara Ndaw ca Kaffrine Malem Odar Mbirkilaan Badara Ndaw ñoo ngi leen nuyu. ñu ngi lay fay di la ziar bu baax am mbégte ànd ak Walfadjri tey mu mel ni dañoo doxantu woon ba Mbirkilaan lu tax ñu doxantu woon ba Mbirkilaan ndax kat xew-xew yu fa nekk rek muy wàllum élection ñii di coalition Bokk Gis-Gis Liggéey ñoo fa nekk tey di doxantu bu am solo ginnaaw bu ñu xamee ne ñoom ak Benno Bokk Yaakaar ñoo bokk terrain bi également ak liste bi di Yewwi Askan bi tey li taxoon ñu dem fa ndax ñoom dañu doon saa su ñuy dem rek day am ñu leen di topp mel ni dañ leen di bëgg a xañ jàmm ci yoon bi ba tax ñu xawoon a tiit seen kaaraange waaye ginnaaw bu ñu yeggee Mbirkilaan gis nañ ne du dara lu may tibbub tànk comme ni ko benn politicien doon waxee fépp fu ñu porte à porte rek seen i wujj ji ñoom it dañ leen fay fekk ngir lépp luñ gas rek ñu suul ko mu mel ni Mbirkilaan moom itam xaw na jax li waral mbir mi jax nag dafa mel ni 4 départements yi kenn ku ne da ngay xëccoo daanaka li ñëwagul mooy résultat élection législative yi mu mel ni pourcentage bi la ñuy xëccoo ci 4 départements yi ndax kenn ku nekk ngi jàpp ne boo ëppalee Kaffrine mi la di capitale régionale bi bu coppeeku di ñëw ci falu ministre yi jàpp nañ ne yaay gën a yeeyoo ministre ci la nekk ci Kaffrine moo tax mu mel ni 4 départements yi ñooy wujjee gu métti li fi yees nag mooy Kaffrine ba léegi meeting amagul fi porte à porte la ñëpp di def mu mel ni li docteur yi doon tuddee VAD visite à domicile tey jii ci région Kaffrine leader politique yëpp au parti yëpp moom lañ mujj jël di def ci doxantu ci mbedd yi kenn tegul siège kenn tàntul kenn deful dara amul sonorisation jëli kayit spécimen di dugg ci kër yi daal loolu lañ fi seetlu fi nga xamante ni mooy région Kaffrine di guléet ci ay élection yoo xam ne noonu la ko leader yi di doxale loolu dong feeñ fii ci Kaffrine ndax Mbirkilaan lañ jógee nii soog a yegg. jërëjëf Badara Ndaw xëy na stratégie la ñu xoolandi ba xam lan lay joxe ci ay résultats ni ki dimanche bi ñu dëgmal fanweeri fan ak benn ci weerum suliet ñu fàttali ne ca département bu Mbirkilaan wax nga ko sàng Mapaté Diène moo jiite liste bu coalition wàllu Sénégal Ndëri Loum liste bu coalition Benno Bokk Yaakaar Mohamed Ka liste bu coalition Bokk Gis-Gis Liggéey Sayer Ñaan moo jiite liste bu coalition bi lee di naataange askan wi ca département bu Koungheul itam ñeenti liste ñoo fay xëccoo ñaari député ya fa war a jóge député yooyu la nag bokk na ci ña nga xam ne ñoo koy xëccoo ñu fàttali ne kon ca département bu Koungheul ki la di Adama Sow moo fa jiite liste bu coalition naataange askan wi liste bu coalition Bokk Gis-Gis Liggéey Mamadou Ka moo leen jiite Benno Bokk Yaakaar Mohamed Dieng Yewwi Askan Wi El Hadji Gueye département bu Malem Odar Ali Ndaw moo jiite liste bu coalition Benno Bokk Yaakaar Wallu Sénégal Cheikh Silla moo leen jiite Baba Dimbalaan moo jiite liste bu coalition bi la di naataange askan wi Bokk Gis-Gis Liggéey Aliou Ba Kaffrine la ñuy jeexale Sirina Amadou Gaye moo jiite liste bu coalition Yewwi Askan Wi Abdoulaye Seydou Sow moo jiite liste bu coalition Benno Bokk Yaakaar Ahmadou Ndiaye liste bu coalition Bokk Gis-Gis Liggéey Mansour bu coalition bi lee di naataange askan wi Modou Ndaw liste bu coalition buntu bi Cheikh Oumar Ndaw moo jiite liste bu coalition Aar Sénégal ca foofule ca département bu Kaffrine nga xam ne ñaari député ñoo fa war a jógee ñuy jégalu nag ci mbokk yi nga xam ne ñoo dëkk ca Kaolack 101.4 bëgg nañoo dégg Alxasan Ba waaye xëy na suba dinañ ko teel a jël rek ngir mu wax ñu lan moo xew ca Kaolack niki campagne électorale bi ñu dig leen daje ëllëg ndem soob na suñu borom di jaajëfal Aliou Lo mi nekkoon ci machine bi ak réalisation bi Alassane Ndiaye moo nekkoon ci digital bi la page Facebook 99.0 mën ngeen faa demaat teewlu émission bi ñu xajal di jëkkul mu ñëw ak yéen ci seen émission bi la di bëri bagage dig leen daje ëllëg ndem soob na suñu borom jërë ngeen jëf. Publicité sur Walfadjri.